jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ca gën a fës jàngoroy mbas meek tolluwaay bi di gën di yokku ci réew mi tey nag lañu seetlu rek mooy lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci doomu aadama ñoo am nag jàngoro ji ñaar ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak ñett nag nekk ci guddi gu bët setagul dinañ déglu ki nga xamante ni moom moo yore kàddu bis bi ci ministère de la santé li nga xamante ni moom mooy nag arrêté bu rek kon gouverneur bu Ndakaaru mu jëm nag kon ci salle de spectacle yi nga xamante ne nee nañ dañu war a rek ubbi bu 23h jotee ci guddi loolu nag ñu gis ni am na gàllankoor fii ci Almadi mu nekk quartier boo xamante ne bu ñu ràññee la ci wàllug ndaje li nga xamante ne nag moom mooy boîte de nuit yi ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe restaurant yi te nag noonu campagne bi jëm nag ci njaayum carotte mi kon am nañ fi yaakaar bu baax a baax ren ji ci Fass Boye ndax lu toll ci ñaar fukki junni ak ñaar ci tonne nag ñi ngi koy xaar rek ci at mi li ko waral bokk na nag ci nawet bi nga xamante ni jaar na yoon te la ñu xamle waaye jàppale ni ñi nga xamante ni ñoo cay yëngu nag ñi ngay sàkku ba tey ñu dimbale leen ci fi nga xamante ne mën nañ faa denc carotte googee ndax lu ca bari dafay faral di yàqu politique gi nag gis nañ li ci xew ren langue politique gi ak joxante loxo yi lëkkaloo gi rawatina ci kujjeeg politique gi ñu bari fi mu ne nii nag di lonkoo ngir mën a jàmmarloo ak nguur gi mbirum Khalifa Sall ñu ko cay tudd ñu jàpp ni nag moom teewaayam ci kujje rek mën naa tax nag kon kujje googu gën a am doole mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu dooree ko rek ak mbas mi xibaar yi ndax tolluwaay bi wax nañ ko saa su ne ma ngay gën di jéggi dayoo tey nag lim bi ñu nemmeeku dafa takku téeméer ak ñaar fukki doomu aadama yoo xamante ne danoo amee jàngoro yi mbas mi ñaar ñàkk seen bakkan mu am ci nag ñaar fukk ak ñett yoo xamante ne fi mu ne nii sonn nañu lool ci kër docteur yi dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye ñu dénk ko wàllu ko fegu gi ca ministère de la santé. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent test yu ñu def téeméer ak ñaar fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ñi mbas ñi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll téeméer ak juróom benn malade si ñi entré woon hôpital wér nañ bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak ñett malade ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb talaata fukki fan ak juróom ci weeru décembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ma ngoog ca diwaanu Matam sax la ñu jëm des ba tey ci mbas mi Matam googu nga xamante ni kër docteur ya fi mu ne ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe ndax mbas mi gis nañu nag ne wàllante ba fi mu ne nii ma ngay tàmbali di law bu baax ca diwaanu Matam ci ñi nga xamante ni sax ñooy fajkat ya nee nañ lu ëpp fukk ca ñoom mbaa mu jege ko fi mu ne nii nag jàngoro mbas mi laal na leen ba fi mu ne ña nga seen kër ñu di leen di faj ci jamono jooju ñu gis ne hôpital bu Ourossogui moom ma ngay fas yéene rek kon ubbi centre mu jëm rek ci pajum mbas mi dañuy dem ba foofee Matam fekk ji Faali Bandel ñaa situation mbas mi fii ci diwaanu Matam ma ngay wéy kaa yi di gën a yokku waaye jamono yi anam bi nga xamante ni yenn ci wéy fajkat yi amee nañu jàngoro ji kat moo commencé jaaxal askan wi la ci firnde fii mu ne ëpp nañu limu fukki doomi aadama yi nga xamante ni amee nañu jàngoroy Covid 19 ci ñaari hôpital yu gën a mag doon sax référence ci diwaanu Matam bu ñu jëlee misaal sax ci hôpital régional bu Matam daanaka ni kaa yi bëre tax na ba kilifa ga daal di jël ay dogal tëj yenn bërëb yi yu mel ni pédiatrie ba sax wàllum SAU bi loolu yëpp itam ñu yokk ci tey ci suba bi ñu fi jaaree gis nañu nag dispositif lavage des mains ci buntu l'hôpital ba waaye itam ab jigéen bu yore benn appareil thermoflash di contrôler ñiy dugg ak ñiy génn tey jii tembe nag ñi nga xam ne ñoo di dawalkatu moto Jakarta yi sax dañ leen mujj dàq ñu sori bu buntu l'hôpital bi waxaale wuñu nag wàllum visite nde fi mu ne dañ ko dàqandi ci biir hôpital bu Matam boobee nga xamante ni nag CTE ba léegi amaguñu jumtuwaay yi war ngir ñu mën a jël en charge lii di cas grave yi gannaaw Matam Ourossogui itam kenn demul ñu des ndaxte ba
léegi dara yëngoogut nde sax ci xibaar yi ñu jot a taataan xamle nañu sax bi mbas mi duggee réewum Sénégal ak léegi hôpital Ourossogui sax dafa nekkuloon sax centre de traitement officiel xanaa nag ci xibaar yooyu ñu mujjee taataan xamle nañ ni fii mu ne kilifa yaa ngay xalaat kon ubbi centre ca Ourossogui gannaaw bi ministère de la santé yabale ñaari appareil respiratoire mu mel ni rek nag ci fàttali nag ñetti cas grave yi mës a am ci diwaanu Matam ñoom ñett ñëpp a faatu. Ali Bandel Niang mbas moomu nag xam ngeen ni gàllankoor yi mu indi dafa bari nag ci fànn yu bari ñu gis sax ni lu soxal restaurant yeeg boîte de nuit salle de spectacle yi fii nag ci Almadi xam ngeen dañ leen àppal 23h ci guddi loolee nag indi ay jafe-jafe ndax tey booy xool restaurant yu bari ak boîte de nuit tëj nañu naka noonu it liggéeykat yu bari ñàkk nañu seen liggéey ci at mi ñu ne Mame Biram Diouf Youssou Baro. lii la Dakar bàyyi naag di niroog jamono ji li ko dalee àjjuma bu 23h jotee léppay taxaw kon mën ko tuddee rek ab couvre-feu forcé goo xam ni kon am na ñu nemmeeku ko fii ci yoonu Almadi lépp na selaw lépp na tekk wuteek jaaba jole ak kon ambiance yi doon am ci quartier UP bi nekk fii ci Dakar. boîte de nuit ak ci restaurant yi nga xam ne sax si lool nit dafa doon nekk daanaka saa su nekk rawatina ci guddi gi loolee kenn gisu ko mel ni discothèque 5 bi nga xam ne kat gérant bi mu ngi wax naqaram. kilifa yi dañ na ñun ñu tëj suñ boîte yi 23h te ku ne xam na ni boîte de nuit moom minuit lay tàmbali di liggéey kon lii ay jafe-jafe kese la rax ci dolli dañoo jël koppar yu bari dugal ko ci investir kon nag. yooyu boîte de nuit bu dee nag respecté mesure barrière moom fii ñun doon koy def ndax fii ñeent fukki nit gën nga bëri ñoom ñoo fi nekk. moonte organisateur spectacle yi jël nañu ay ndogal lépp rek ngir ñiy ñëw ci bërëb yi mun a sàmmonteeg lu jëm ci respect mesure barrière yi lu ci mel ni takku masque bi. ñun dañoo jël ay mesures yu tar ngir képp ku fiy dugg nga sàmmanteeg moom ngir xeex mbas mi bokk na ci sol sa masque boo amul masque ñun dañ lay jaay masque ndax ci dolli gel yaa ngi fii ak thermoflash fii nag feetu décembre yee tax ku ci nekk la nga amoon ci alal nga daal di koy dugal ngir investir ko. Tous les gens qui ont des boîtes de nuit ils ont mis beaucoup d'argent. naqar googee bokk ak kon ña muy liggéeyal sax Latir Diop ay bisam jafe lool metti ba tax mu sax ndax. ay liggéeykat ñu dem ci chômage jamono ji. dàq naa juróom-ñetti nit yu doon liggéey fii ndax amatuma lu ma leen fay te mënuma xëy di leen xool ñuy liggéey si te awma lu ma leen jox moo tax ma ne leen ñu toog seen kër ku ne xam na ni nag koppar yu bëri leen jël dugal ko ci lii ngir réfectionner barab yi doon xaar décembre ndax mooy weeru kott woo xamante ni danañ am yaakaar am ci dara ndax feet yeeg ñu fiy ñëw di bégal seen xol kon nag bu dee ñu tëj nañ ko. loraange rek la ñuy jural. ñaareelu vague Covid-19 bi ñëw kon ak i jafe-jafe xolu Almadi ànd ak moom loolee jurit jafe-jafe ci koom rawatina ci bërëb yi nga xam ni jamonoy feet gi xaalis dinañ ci doon am wuteeg yeneen at yu ñu génn. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mame Biram Diouf CM Jim Momar Gueye bu Kaolack nag ñoom ña ngay ragal ni ñaareelu vague bi bu ñu jëlul ay matuwaay daañu ko dund loolu nag li ko waral bokk na nee nañ ci matuwaay yi nga xamante ni doyewul ca boobeep daara naka noonu it ñu ne nguur gi sax dafa mel ni daf leen a fàtte nag ci séddaleem gel yi loolu yëpp nag ñu taxaw ngir dékku ko tey jilee dañ ci ànd ak Ibrahima Diame ak Fally Gueye. ndongo yile jàngee ci CM Jim Momar Gueye dëgg la ñu bëri ci ñoom yor nañ seeni masque waaye nag boo seetee ba ci biir CM bi les dispositifs de prévention pour xeex mbas mi manqué na fi amuñu gel amuñu lavoir thermoflash waxi noppi. xale yi soxla nañu assistance ñun ñii di jàngale xale yi ñuy soxla assistance boobu parce que vague bi danger la pour ñëpp. loolu yëpp daaw la amoon daaw bu année scolaire bi passé mais ren gi moom amul thermoflash amul gel. ñu xamal ñu ne sax kenn ci seen élèves yi police daal dina koy interpeller ndax solul woon masque. parce que arrêter quelqu'un pour le non port de masque pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter un masque vraiment c'est difficile et cet élève là où est-ce qu'il va trouver l'argent constituant l'amende et il perd quand on le détient
quelque part à la police, il perd des heures de cours et puis ce sera préjudiciable pour lui. benn ancien élève doon jànge ci établissement bi de kon moo daal di andi dotation pour jàppale ko école bi. tey nag dañuy ñëw gis ne am na beneen vague bu jàngoro ji ñëpp di wax muy coronavirus muy def ay jéye suñu retour au bercail dañ ko marqué waale pour ñëw indi loo xam ne ay masque la ay gel lavoir. geste bi nag muy élève muy enseignant muy surveillant rafetlu nañ ko lool waaye nag ñuy xaar bu baax a baax état bi mu andi leen dotation ndax ñu mën a aar seen ndongo yi la ci seconde vague coronavirus bi ñuy lam-lamee. nga xibaar bi ñu dab léegi rek fële la xewee ca Tindodi nag ca Touba la ne benn waay nag bu toll ci fanweeri at ak juróom-benn moo daal di xaru daal di nag jël buum yeew boppam ci ab garab loolee la ñu xamle gendarmerie brigade ba gën a jege nag ca Touba Belel ñoom nag bañ leen ko waxee ca saasa la ñu daal di dem rek ngir xool na yëf ya tëddee moom nag néewub waajooju yóbbu nañu ko ca hôpital Matlaboul Fawzayni sapeur pompier ñoo ko fa yóbbu fi waaye tamit jàppale ni ab enquête ubbi nañu ko ca wàllu woowu ñu daal di àddu ci wàllug politique ak li ñu nemmeeku jamono ji nag lëkkaloo lonko bi am rawatina ci kujjeg politique gi ñu gis ni nag ñu bari ci kujje gi dañoo taxaw rek ngir mën a jàmmarloo ak nguur gi nga xamante ne moo fi nekk Khalifa Sall nag bari na lu ñu koy tudd ci lonko yooyu ñu gis ne nag la nit la koo xamante ni mëneesu la wax politique ci Sénégal te duñu ko tudd te jàpp nañ ni tamit fa mu bokk fu ne mën naa indi doole ca foofee ba tax na kuréel gu mu ne xëy na dina gën a mën a jàmmarloo ak nguur gi gis-gisu ñenn ñi la dañu ci ànd ak Mamadou Fall. Khalifa Sall di nit kuy forcer respect ci way politique yi loolee di gis-gisu kon ñi ko jege nekk nag ab atu majeur ci opposition bu bees bi ñu nemmeeku moom nag mën na dajale kay mbooleem doole rek ngir jàmmarloo mouvance présidentielle bi. on est tous en force. la preuve boo nekkee ci kaso ñu def parrainage yow waroo fen nga am ba desal c'est parce que am nga loo yor et puis devoir am la rôle am la cëram la ku xool fi Khalifa jaar mu toog tey ba dañ war a opposition bi yëpp yoon la maintenant opposition bi seen biir après ñooy xool maintenant ni ñuy organiser woo ba li ñu bëgg a teg pour jàkkaarloo Macky mu nekk loo xam ne dafay dëgër te kenn du ko mën a dindi. Khalifa nattuwaay gu mujjëm moo di élection locale yi ñu génn ci atum 2014 moom ba tey nag kàttanam nga moomoon kon mu ngi koy wéy di am. baromètre bi local yi la ak législative parce que ñaar yooyu ku ko gagné rek da ngay mën a taxaw pour mën a gagné élection présidentielle bi d'autant plus que Khalifa Ababacar Sall bokkul woon élection présidentielle bi parce que dañ ko ci génne loolu nag day tax ba nga xamante ne moom xam na ni dernier test bi nga xamante ne moom la sénégalais yi amoon ci moom baromètre bi moo doon kii élection 2014 te dafa duma woon waa nguur gi. duggam ak taxawaayam ci opposition bi ànd ak ceeg ñoom Sonko ak Bamba Dièye ak ñeneen ñi. dana dooleel nag li nga xam te ni moo di kujje gi rek ba ñu mën a yëngal nguur gi. Khalifa Ababacar Sall amoon na parrainage ba mu dem ba mu jàll conseil constitutionnel kon nga xam ni am na légitimité lu ñu mënti wax donc am na mbooloo ba pare am na dayo bi parce que am na jaar-jaar boobu nag ak dayo bi ak mbooloo moomu day tax ba nga xam ni force yooyu dina leen a ma agrégé autour de lui maanaam uuf leen ci ay mbaggam ak ci kanamam ci ginnaawam ba pare bootu ci ñoom wala ñu bootu ci kawam pour ñu mën a ñoom nag jàkkaarloog ñi nga xam ni ñoo yor nguur gi. lëkkaloo adhésion ak booloo autour de Khalifa Sall loolee nag mën na nekk rek ab yaakaar goo xam te ni ci kujje gi ci élection présidentielle yu ñu dëgmal ci atum 2024 di gis-gisu ni ñu seqal waxtaan. Mamadou Fall ñetteelu mandat mu bari lu ñu koy wax nag ci Afrique mu mel ni njiitu réew yi ku ci ne yaa ngi xëccu boo amee ñaar nag di wuta am rek ñetti loolu nag tax na ba ñenn ci acteurs yi nga xamante ne dañu jiite ay mouvement citoyen ne loolu nag faaw mu jóge fii ci Afrique ndax loolu mënatuñu koo dékku ay acteurs la ñuy fekk baax ci République démocratique bu Congo Côte d'Ivoire ba ci Sénégal naka la ñu jàngatee mbir mi Ibou Diouf. fii ci Afrique bu ñuy wax ci mbiru ñetteelu mandat ñu ne nag lu naqari tey faral di gêner ñu bëri lay doon boo ci jokkee nag yi nga xamante ne danañ ko jural askan bi ci waru jafe-jafe ñu ne nag fii ci continent Afrique am nay mouvement citoyen yoo xam ne dañu jóg ngir xeex li ni mel. C'était hier, c'était en Guinée, aujourd'hui la Côte d'Ivoire. ci waxu troisième mandat mënees naa wax démb réew Guinée la woon tey ñu ngi gis la xew Côte d'Ivoire suba kan lay doon. mën na doon réewu Sénégal wala Burkina ñu jàpp ne rek ab virus la boo xamante ne mu ngi wéy di wër Afrique. de se propager. ci Ndakaaru ñu amal fi ab université populaire liñ ci jublu mooy
taxawaayu mouvement citoyen ci lépp loo xamante ne day delloo li di démocratie ginnaaw. Aujourd'hui, notre travail sera de... suñu liggéey dañ koy wekk ci askan bi fexe wax ak ñoom saafonte ak ñoom wan leen ne li nga xamante ne moom la ñuy dund mu aju ci troisième mandat mu ngi wéy di law te lu war a dakkal la. La population elle-même soit responsable. bu mu jëlee exemple constitution bu RDC di République démocratique du Congo dañu gis ne bi ñuy tabax li nga xamante ne mooy seen constitution gannaaw xeex bi fa amoon rek juróom-benn nit ñoo toog ñooñu nag li leen gënoon yitteel mooy nees def ngir jot ci nguur gi. ñooñu nag di ay mouvement citoyen yu fekk baax fii ci continent Afrique fas yéene rek booloo ñu naan leen Afrique yi ñu ne nag liñ ci jublu rek mooy fexe ba gën a doon benn gën a am doole itam. dañu gis ne rek booloo boobu mënul ñàkk ndax boo jëlee exemple suñu mouvement dañu gis ne booloo boobu mënul ñàkk ndax boo jëlee exemple suñu mouvement citoyen di Filimbi mu ngi judd rek ci njàppandalu ñi nga xamante mooy mouvement Y'en a marre ak Balai citoyen bu Burkina yooyu nag ñoo taxawoon rek ngir ñu mën a am li taxaw. dañu jàpp ni peuple bi nga xamante ni moom mooy majorité silencieuse africaine bi nga xam moom moo porté ses présidents au pouvoir dafa war a jóg nag à travers suñu mouvement yi nga xamante ni ñu ngi fépp ci Afrique ak ci diaspora am pour que ñu ne loolu dafa doy. nees def ngir boole ci benn pàcc li nga xamante ne mooy force citoyenne yi nekk fii ci Afrique ñu ne dina tax ñu am taxawaay bu mucc ayib fexe tamit ba jëmale démocratie bi ci kanam ñooñe nag dañu jàpp seen bopp ñoo xamante ne li leen tax a jóg mooy fexe ba lépp jaar yoon ci wàllu démocratie. ñu wax nag ci mbayum carotte bi fële ca Fass Boye ma nga ca zone des Niayes la ñuy xaar nag ren dal na xel lu ëpp 20 junni rek ci tonne ñu ngi koy xaar ci carotte loolee nag di mbégte ci producteurs ya moo waral sax agence de régulation des marchés ne nag carotte dootul jógee bitim réew di dugg ci biir réew mi waaye producteurs yi nee nañ la gën it mooy nañu leen dimbali ci ay unités yoo xamante ni dinañ ci mën a denc seen i carotte ndax bari na carotte buy nëb ci seen i loxo dañuy dem ba foofu fekk ji fa Cheikh Anta Diop ak Seylatir. Fass Boye di dëkk boo xamante ne nangu na lool carotte ci ay hectares yi hectares lañ koy bay ñu gis ne ren jii de carotte ji meññ na nangu na lool ba sax baykat yi door nañu di góob di ko def ci saaku ren jii de li ñuy xaar ci production moo ëpp fuuf li woon daaw. daaw dama woon ne 25000 tonnes waaye ren incha allah yaakaar nañ ne ñun duggee sedd bi ak sedd bi ma gis ren bokkul ak daaw 26000 27000 tonnes ñu ngi koy xaar climat ren bi ku ko xam ni mu teel a dugg moo gën sedd climat daaw. waaye nag baykat yi nee nañ leen rek la ñuy xalaat lu jëm ci wàllu njaayam carotte. concurrence bi rek at mu jot loolu mooy am waaye man am ren yaakaar naa ne dañoo defaraat mu gën baax parce que carotte nee noobal la kenn du ko teg suuf kenn du ko mbaaral kenn du ko sàkkat bu demee marché modèle am chambre froide parce que carotte kenn subventionné wu ko waaw bu ne ko teelee am chambre froide dama ne carotte dootul au Sénégal. ñii di waa agence régulation des marchés dikkoon fii ci Fass Boye gis ne bépp pexe daañu ko def fexe nag ba ren ji du am yenn carotte yu yàqu ci dëkk bi. gis nañ ne véritablement récolte yi commencé na comparé ak l'année dernière où gel bi ñu ngi ko defoon le 31 décembre cette année ci yéeg nañ ba le 15 décembre. zone Fass Boye tey bu ñu fi installé woon benn chambre froide de 1000 tonnes 2000 tonnes ci wetu baykat yi dina mën a tax ñoom ñëpp ñuy indi aussi ñuy jaar foofu di mën a traité carotte bi di mën a jaay ci prix boo xamante ne ñoom d'accord nañ ci ñoom ñëpp. ñii di baykatu carotte yi nekk fii ci tundu Fass Boye nee nañ ren jii de carotte dina bari lool ci marché bi waaye nag ni ci nguur gi taxaw ba benn carotte buy jóge bitim réew du dugg ci réew mi. jaajëf Cheikh Anta Diop ñu daal di dellusiwaat nag fii ci Ndakaaru yegg rek ba Gueule Tapée goobu nag ak la nga xamante ne namm nañ ko faa amal ngir rek ak jaba bu am solo muy centre commercial ñu ngi koy wax booba tey maire bu commune ba nag génn na dalal xelu askan wi gannaaw juróom-ñeenti weer yoo xamante ni nii ñu nga doon xëccoo moom maire ba Ousmane Ndoye nag ne ab comité la ñu tëral rek ngir mu topp nag liggéey boobu am yeneen i poñ yoo xamante ne yeggee na ko suñuy ndaw Maymouna Ndiaye maire bu commune Gueule Tapée Fass ak Colobane di dakkal coow li nga xam ne doxoon na fii ci digganteem ak commerçant yi nga xam ne ñoo doon yëngatu ci marché Gueule Tapée li juróon coow li nag mooy centre commercial bi ñu namoon a amal ci gox boobu. lu mat juróom-ñeenti weer ñu ngi koy xuloog ñoom di ko werante ak ñoom bañ a xeex parce que xeex amul njëriñ ñu taxaw ñoom fas yéene xeex ñu ci naxanteeg ñoom ba autorités yi c'est le moment sax ñu sant chef de l'État ci loolu jàppale ñu ci ak ministre de l'intérieur bi fi newoon ba ñu mën a toj marché bi biñ ko tojee ba pare it nag ci la comité boobu ñëw fas yéene
moom it dugal ci loxoom biñ ci dugalee seen loxo it nag am na ay remarques yu ñu def am na ci remarque boo xam ne bii man maa ko nangu xëj na nag sama déformation bu métier moo ko def ndaxte man damay wax toujours soo ma joxee bilan ligne ba ca mujj laay xool lan laa ci gagné bala may seet su ma ci gañul du mu ci dugg donc biñ ma waxee liñ ma wax gis naa ne nag lu janu maanaa am na ci mooy dana yokk koom-koomu am na point bu ñu ma wax dana yokk koom-koomu mairie bi dama ci nangu ba lemu ci. bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Ndoye nee na fi mu toll nii li gën a am solo mooy liggéey boobu buñ ko amalee li ci xëy nii doomu aadama ak li mu war a jur. marché boobu liñ ci jëkk a jàpp mooy dafay andil njariñ bu rëy suñu commune ndaxte dañ ko jox koo xam ne kii jaar nañoo ak moom ci yoon wi ñu yaakaar nañ fa la ñu war a jaar su paree liggéey bi dina ko exploiter juróomi at su ko paree Gueule Tapée Fass Colobane am na lu mu moomal boppam luy jar 6 milliards ah loolu nag lu ñu war a yóbbu ci banque la wut alal am lu ñu liggéey lu ñu bëgg a liggéey mais loolu rekk du njariñ bi ñi dëkk ca booru marché bi seen kër yi dina jël beneen valeur ñi dëkk ca booru marché ba ñi dëkk ca Gueule Tapée ñi dëkk Fass Colobane ñooy liggéey ca marché ba bu ñuy def travaux yi xale yi ñoo fay dem liggéey yi te dañu wax ne liggéey bu fa am balay keneen di ko def ne fekk ñu seet Gueule Tapée Fass Colobane amuñu ko mën a def ñu jox leen ko. fi mu toll nii nee nañu dinañ yaatal sottante xalaat bi équipe municipale bi nee nañu dinañ def li ñu mën ngir partenariat yi war a dugg ci projet boobu ñu matal ko fileek juróomi at yi nekk suñu kanam. jërëjëf Maymouna Ndiaye yéen it cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Aram Touré ma jébbalaat la léegi. jërëjëf Fatou Kiné Deme dellusiwaat suñu gan